avant toute chose di nuyu ñëpp defe naa comme ni ko Amadou Deme waxee ñoom Abdou Mbaye ñi yëpp waxee ko maire bi foog mu jàng duñu respecté ñun waa Médina ñun dañ naan avant toute chose alhamdulilah 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 ñu doon taxaw duñu sikkal depuis ñun commencement naan ñu da ngeen ni politique dafa am ñu nekk seen gannaaw dafa am lii ak laa l'histoire nous a donné raison parce que vous étiez témoin yow buri yéen ñi fi toog ñëpp taxaw na fi ne carrément sama bakkan laa si teg un sous-préfet corrompu un sous-préfet saaga corrompu tuddee ñu ay golo tuddee ñu ay lépp nañu carrément fan ngeen mës a gisee terrain synthétique bi nga xamante ne dañ koy privatiser te kenn du ci fay sama bakkan laa si teg maanaam par force travaux yi day egg Lamine Diop tontu woon na ko boobu ne ko xam nga da ngay wax rek li ngay wax nii di nga xam ne di nga fi fekk ay vrai booy Médina bu jàppee du bàyyi ñu jógee ci loolu moom ci wàllu boppam lan leen waxoon lu leen waxoon lépp defe naa bu doon ay fen tey dëgg gi dafa leer dëgg gi fan la leeree moo commencé la décortiquer benn par benn ñun suñu discours boo leen ñuy dégg commencement dañ leen doon wax ne terrain Gibraltar yaa ma dégg titre foncier la Gibraltar moo ko moom kon loolu bu ci waa Médina espérer tey l'histoire nous a donné raison Soham Wardini ñëw na ci dugal 200 millions waaw wala déet mu koy tiitaroo naan carrément moom ak loolu c'est pas vrai bu mu nax nit ñi ñun commencement lan leen doon wax depuis ak élu de valeur yi doon leen wax ni carrément projet bi boo gisee délibération bi ma dellu soir bi lañ leen waxoon le maire est autorisé à aller chercher un promoteur pour la pose turu pose boobu lañ doon insister à chaque fois pose de gazon synthétique jëlaat leen vidéo gars yi pose maanaam dañ ko lan la woon ville de Dakar mayoon na Médina pour ñu defar ay terrain terrain yu ñu ko mayoon pour lan maire bi moom dañ ko autorisé woon pour mu dem outil ki nga xam ne moo ñu ñëw lalal gazon synthétique bi c'est la jël affaire bi wëlbati ko outil un soi-disant partenaire am ñëw taxaw bëgg a jaar ci booy Médina yi moo taxoon Lamine Diop mii ak ancien joueurs yi ñoom ñoo ko démarré ñoom Abdou Mbaye di leen ci félicité parce que tey ñoom la ñu mérite bi ñoom la revenir ah parce que ñu dañu toogoon suñuy kër man mii principalement man ñu ñëw fekk suñu ko ñu man ñoo ngay gis naa ne gars yi boo leen jugulee ñàkk nañu te commencement ba ñuy jug lan la ñu gars yi wax ne leen gars yi ñàkk ngeen terrain bi bu leen sonal seen bopp kon loolu c'est mal connaître un vrai boy Médina yéen xam ngeen yéen ñëpp ay ñu fi toll majeure partie bi ay boy Médina la bu ñu jàppee du ñu bàyyi gars yi dem vers l'information ba ñu demee vers l'information nag ci la ñu xam ni que terrain bi tout a été faux du début à la fin montage financier bi lan la woon amul woon appel d'offre waxoon nañ leen ko fi absence d'appel d'offre commencement ñu ne leen lan autorisation de construire lan la ñu la waxoon boo tabaxee mur bu passé 1 mètre yàgg nañ ko wax fii lañ ko waxee lépp lu ñu koy wax ci kër gi lañ ko waxee dañ ciy dellu si waat mur bu dépassé 1 mètre da nga war a am autorisation de construire mu ne jarul autorisation de construire parce que terrain bi dañ koy defaat terrain affaire yooyu ñu ne ko da nga defoon nank yow say cours dafa des ñu parewaat ñu ne ko lan moo la dañu bëggoon étude d'impact environnemental ba léegi il n'est pas dañee indi ko te étude d'impact environnemental waaye nit ki booy fubal ba minuit kër yi mu wër xanaa ñoon di nga leen laaj seen xalaat ASC yi fa doon entraîné xanaa di nga leen laaj seen xalaat école de football yi ñun ñi nga xamante ne amuñu 100 francs bu ñu fay mais xanaa ñoon di ñu laaj suñu xalaat si lañ doon gëmloo indi na fi ay président ASC indi na fi Massamba ma Demba booy na ko hey ñun kay fu ñu taxawoon duñ ci jugee looloo taxoon ñu invité woon fi ku ci mel ni un Seydou Gueye gis ngeen Seydou Gueye commencement ba muy wax sax da doon wax dina dem waxtaan ñu ne ko waxtaan nuñu parce que waa ji lu mu yor c'est faux du ñu waxtaan ci lu faux parce que yabuñu waa Médina defe naa gars yi lu may wax nii répétition laay def nii ah bañ foo Seydou Gueye jógee ñëw Cheikh Ba tamit ne carrément Thierno Seydi sama xarit la dinaa dem waxtaan ak moom waxtaan ak Bamba Fall ñu ne waxtaan nuñu dañu indil këyit yi mooy lan lu ko sous-préfet laaj sous-préfet lu mu ko laaj autorisation de construire étude d'impact environnemental kii no délibération na la doon wax naan délibération baax na délibération bu baax sous-préfet est-ce que dina la si defal kii sous réserve xanaa man mi jàng too tàppapaate yéen ñi jàng bokk ah xam ngeen ni carrément sous réserve mënul am si délibération kon délibération bu mu yoroon pose gazon synthétique moo ci nekkoon pour tontu la yow ni nga wax nii pose gazon boobu nag moom lay ñëw def nii mooy 200 millions yi mu def léegi kan moo ciy des dañuy utal Gibraltar ñu leen poser gazon synthétique bi kon projet bi projet Khalifa Sall la woon waaw wala déet ñu jóge ci foofu mu ne day jël 100 millions dugal ko ci pour tabaxal ay leneen ak lan la mooy lu gars yi wax léegi Bamba Fall
Bamba Fall ba muy ñett respecté waa Médina naka la conseil municipal 2021 di réunir benn yoon pour lan pour approbation mooy xaalis bi nga waroon dem récupérer à part loolu ban conseil municipal yow boo demee bay taxaw naan da ngay dem pour def ay projet ak leneen lu mu ci doon dem mais xanaa sa conseil municipal moo war a valider tey dégg nga fan yi passé gars yi indiwaat leen public ba mu naan ay golo yuy wax délibération moo koy abrogé waaw wala déet moo ko wax waaw délibération bu génnoon bu amee beneen délibération bu dugg ci terrain jaraaf waay conseil municipal war naa taxawaat waxtaan ñu wax ko la moo ci am ak kan moo nekk ci gannaaw dem naa wuti samay partenaire dem naa wuti soo am war nii moo nekk ci gannaaw lépp échappatoire lay ut parce que moom xam na ni carrément bu kiiwul woon instant bi problème la kay am parce que ñu pare wuñu woon cour suprême lañ doon jëm ak moom cooli moo bëri woon ñu amoon tam jox ko suñuy avocat ñu ne tekk di ko déglu di xool exactement parce que tamit nit ki munoo dem tribunal ba pare ne da ngay fajal sa bopp ñun dañoo dem kalaame commencement ba gars yi demee gis affaire bi doxul dañu dem def pétition on est dans un pays de droit 430 signatures ba ñu demee daf ñu jox yoon au moins ñu woo ko ne ko carrément ay boy ñëw nañu nee nañu d'accord ñu ci projet bi indi ñu autorisation de construire étude d'impact environnemental contrat ak kii mu gën a yomb sous-préfet daf ma contre Macky Sall daf ma contre Cheikh Ba moo nekk seen gannaaw Seydou Gueye moo nekk seen gannaaw génnam bële passé lan la ñëw taxaw ba muy def meeting ne carrément diw ak diw ay ñoom Cheikh Ba ay kii ñoo nekk suñu gannaaw kon daal booy Médina ñun waruñu xalaat ñun amuñu xel non looloo saaga la ñun muusuñu amuñu xel jànguñu ñun daal ñun dañuy womat comme mbaam biir terrain jaraaf bii Bamba Fall li nga bëgg a def bu merci dañ lay remercier comme de bëgg nañu lu baax ci Médina de bu dee pour ku delloo xaalis promoteur bi yaa may dégg ñu Médina mooma terrain am comme ni nga ko waxee ba tey baax na de mais ku ndóobin rey sa maam foo seen lu ñuul daw da nga doon teg ñu jàpp la yow ñu laaj la ay kayit amuguloo ko indiwoo ko nga ne un partenaire mais partenaire boobu yéen journaliste la lañ ko kan la na ko génnee ñun bañu de ni ñu génnee partenaire bi parce que kaay leen ma yëgal la mais rachat contrat am na Thierno Seydi mën na cool moo xam ne cool na mu ñëw beneen waaye génnee xaalis jox ko le temps mu gëmloo ñun dinañ ko defal bu élection yi passé tey yàlla mu gañe sax mu gañe fi woon tey ñëw taxaw na ñu carrément instant bi loo mu ci mën ay GMI la fiy ñëw teg c'est le maire conseil municipal bi moom moo koy gañe su ko gañee gars yi nga naan taxaw lu tax collectif bi bëggul Bamba Fall gañe gars yi ngeen di fàttali ko stade Assane Diouf bu mu ñuy tudd lan moo taxoon ñu combattre Ablaye Wade en 2009 yéen waa Benno Siggil Sénégal laay wax waxuma Benno Bokk Yaakaar Benno Siggil Sénégal 2009 li tax tey jëm si yàlla ñoom Birame Sassou yëpp falu da ngeen campagne stade Assane Diouf ndax lan parce que xam nga da ngeen di doon wax ne bu fi Ablaye Wade faluwaatee yaa may dégg kon day ñëw taxaw da ngeen koy may yoon lu mu defee lu ko neex kon bu fi Bamba Fall faluwaatee su boobaa day am yoonu def lu ko neex tey lu mu ñuy gëmloo promesse électorale la pour la na saxal xelu nit ñi bàyyi mu sedd suñu bàyyee mu sedd diggante bi mu gagné am légitimité am plus de la moitié wu conseil municipal bi ñu voté laat ko lu mu neex mu reprendre les procédures après ñu ñëw fi du dóorante waat ay lacrymogène loolu lañ fa dul def moo tax ñu ne ko balaa ngay tegaat xeer comme ni ñu ko waxee ñun ba léegi dañu constant lu ñu waxoon ba léegi teggiwuñ ci centimètre mooy lan balaa ñoo ibbiwaat terrain bi xam nga da nga waxoon di menacer nit ñi ñu ne la carrément lu ngay wax doo ko def parce que kaay ma yëgal la bu dee gay gars yi la gën a naan yat fop gars yi la gën a sakk xeer fop te wan lañ la ko wanati la ko lenn moom fi am mooy ñun dañoo clamé te on est dans un pays de droit mooy lan le sous-préfet da ko defal arrêt préfectoral jofe naa wan neen leen ko les dossiers sont là léegi ñu sous-préfet la ñuy déglu balaa moo ibbi balaa moo defe naa dina yóbbul sous-préfet bi kan moo finance moo delloo Thierno Seydi xaalisam kan moom moo nekk ci gannaaw mbir beeg yëpp bu boobaa su dee lu ñuy wax ba mu leer ñëpp waaye bu boobaa bu terrain bi dellu si waatee ci loxoy waa Médina ndamu waa collectif la waa wala déet terrain déggoo bu muy wax JOJ la yéen ñëpp déglu ngeen ko xam ngeen ni dañuy defaraat stade Iba Mar Diop moom mu ciy ngandalu way nee na bu ñu paree dañ may delloo terrain ba xanaa Léopold Sédar Senghor waa Parcelles ñoo ko moom non dañu waxante dëgg xanaa Demba Diop waa Sicap ñoo ko moom
xam ngeen ni terrain yi fi nekk yëpp ministère des sports ñoom ñoo ko coaché si seen tutelle la nekk kon bul gëmloo waa Médina yi wala du ñu nax nañ ñu carrément wëy terre ma teg ci terrain dañ ma koy defat lan moo tax yow sa compte sa mandat jeexoon na 2019 yow ba ngay entamé mandat bi sax yow ba terrain bi fekk na sa mandat jeex na nga bëgg a bàyyi ba ñun ne 52 jours moo la dese nga ne ñu carrément da ñuy nax yoo yaay Bamba Fall ñun dañoo kalaame ji woon boo amee sa partenaire ak yooyu dama la wan ko le sous-préfet ñu ànd ak le sous-préfet jéem ci dox wasalaam